nga xam ni moo ñu koy daal defal sama waa ji namoon naa ko moo tax sànq ba léegi maa ngi wax turam moom Moussa mi nga xam ne moo nekk côté régie Boubacar ak madame Wade Mahfouz yéen ñi fa féete yéen kontaan nañ ci yéen bu baax a baax nam moo njëkk tey ci xët yi. sama tur bi nga jàpp rek bañ doo ko bàyyi pour la suma waaye nga sama xarit nga ay ñu daal di koy doore Moussa li gën a fës ci xibaar yi nañ koy doore ak journal bi di Le Peuple moom dafa daal di fësal photo Ousmane Sonko mu yëkkati loxo bi ka mu def ca wet ga nag mooy moom la ñu tuddee Adama Gaye moom day tontu Ousmane Sonko rek ci menaces yi nga xam ni moom jàpp nañu daf koo def jëmale ko ci journaliste yi moom Adama Gaye nag la mu xam ne rek mooy la liberté chèrement acquise sera défendue quoi qu'il nous en coûte moom nag kàddu yi nga xam ni Ousmane Sonko daal dina ko wax jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo di journaliste yi yàq deram ci yenn uni moom nag Adama Gaye ñooñu lay jël li nga xam ne rek moo di seen défense nee na nag liberté bi nga xam ne rek presse bi daal dina xeex pour daal di koy am dinañ ko daal di défendre lépp nag lu mu laaj ñu daal di koy def mel ni rek jamono ji journaliste yi moom dañu takku ba dëgër jàkkaarloo ak ki nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko moom Adama Gaye sax dem na bay poser question wax ni est-ce que du lii moo nekkoon fameux projet bi nga xam ne rek Ousmane Sonko doon na ko wax ci li nga xam ne rek moom mooy projet bi mu tuddee projet bi war a doxal li nga xam ne moo di Sénégal tax ñu daat koy jox li nga xam ne moo di réewum Sénégal ñu des ba tey ci Le Peuple moom Adama Gaye mu ngi wax ni pourtant Ousmane Sonko a été condamné pour diffamation dans l'affaire Prodac moom mu mel ni Ousmane Sonko diffamation bi nga xam ne moom lay wax ni moom la ko journaliste yi di def moom ci loolee lañ ko tëje woon jëmale ko ci mbir bi nga xam ne moom moo doxoon ci digganteem ki nga xam ne rek moo di Mame Mbaye Niang ci mbirum diffamation mel ni rek da koy tontu ni moom moo njëkk a diffamé li nga xam ne rek moom moo njëkk a joxe ay xibaar yoo xam ne wérul balaa muy attaqué ñi nga xam ne rek ñoo di journalistes yi mu ni le ministre de la justice m'a envoyé une vidéo pour mu ni loolee doon na benn erreur boo xam ne Ousmane Sonko def na ko démb bi mu révélé li nga xam ni moo di discussion bi nga xam ne am na ko ak le ministre de la justice di Mabouba Diagne ci benn dossier boo xam ne rek ñeel na li nga xam ne moo di benn activiste passif bu doon attaqué ñi nga xam ne ñoo di magistrat yi Ousmane Sonko nag la mu ci wax moom Adama Gaye nee na Ousmane Sonko loolee doon na benn erreur boo xam ne rek def na ko ci li nga xam ne moo di communication bi nga xam ne def na ko démb foofulee ca Grand Théâtre mu ne il ne sera plus toléré en journaliste de donner de fausses informations vers un bâillonnement de la presse loolee la Adama Gaye wax ci li nga xam ne moom la Ousmane Sonko wax mu ni Ousmane Sonko daal jamono ji dafa bëgg a tënk li nga xam ne moo di presse bi ba duñu mën a wax li nga xam ne moo di seen xalaat Moussa ñu jàll ci beneen yéenekaay ñu teg ci yéenekaay bi nga xam ne moo di bés bi le jour moom tamit ba tey même photo la daal di fësal ci xët bu njëkkam Sonko au Grand Théâtre mise en scène ces effacements de dettes de presse c'est fini loolee la Ousmane Sonko wax jëmale ci dettes yi nga xam ne rek presse bu Sénégal jamono ji daal dina ko amee Ousmane Sonko nag daal dina leen tëkku wax ne rek loolee nga xam ne moo di bor yi nga xam ne ñoom am nañ ko bu sooba yàlla dina daal di dakk te képp koo xam ne rek amel nga Sénégal xaalis di nga ko daal di fay loolee mel ni ay menaces la yoo xam ne rek daal dina ko def ci ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci presse bi daal di yoreel bor li nga xam ni moo di Sénégal jëmale ko ci wàllum impôt le rapport sur le Prodac comme caché est sûrement à table loolee nag bokk na tamit ci journal bi nga xam ni bés bi le jour fësal na ko doon ay kàddu Ousmane Sonko yu mu daal di yëkkati foofulee ca Grand Théâtre muy rapport bi nga xam ne rek moom daanaka moom moo ko gën a sonal ci li nga xam ne moo di carrière politique am xañ ko sax mu daal di doon candidat ci li nga xam ne moo di élection yi moom Ousmane Sonko nag daal dina xam ne rek ni jamono ji dossier boobu mu ngi ci kaw table am ñu daal di koy teg loolee nag ba mu koy wax sax daal na ci tëkku rek ñi nga xam ni ñoo di les magistrats yi nekkoon ci li nga xam ni moo di ci wàllu woowee ci jamono ji nga xam ne ñu ngi koy takkal loolee mu tax mu ni on va balayer ceux qui sont là et mettre les vrais magistrats moom Ousmane Sonko ba tey mel ni di gérégul maire bi nga xam ni magistrats yi teg nañ ko moom nag nee na dina daal di balayer magistrats yi nga xam ne rek nekkuñu di def seen liggéey ni mu war ñu daal di fiy teg ñi nga xam ne rek ñoom ñooy les vrais magistrats moom Ousmane Sonko ba tey ci ay kàddu yi mu fësal ci journal bi di bés bi le jour moom daf ni j'ai dit au ministre de la justice faites votre travail loolee doon kàddu yi nga xam ne wax naa ko sànq Ousmane Sonko daal dina ko fësal muy discussion bi nga xam ne rek amal na ko ak le ministre de la justice jëmale ci benn dossier bu mu ko doon présenté moom Ousmane Sonko nag la mu ko wax rek mooy faites votre travail def ci li nga xam ne rek moom moo ci war amul Pastef la far amul faneen ba tey ñu des ci journal bi di bés bi le jour moom mu ni Sonko dévoile le programme Sénégal Vision 2050 pour remplacer le PSE moom tamit Ousmane Sonko démb ci ay kàddoom gis nañ ko mu daal di dingat li nga xam ne rek moo di le plan Sénégal émergent bi nga xam ni doon nañ ko dégg ci nguur ak le président Macky Sall moom Ousmane Sonko daal dina andiwaat rek beneen programme boo xam ni moom la tuddee Sénégal Vision 2050 pour daal di mën a andi ay mbir yu yees jëmale ci li nga xam ne rek moo di nan la ñu def ba Sénégal mën a avancer Bougane Gueye Dany itam yëkkati na ay kàddu mu ni les priorités ne sont pas au Grand Théâtre loolee ci journal bi di bés bi le jour ba tey la ko daal di waxee moom njiital gëm sa bopp rek la mu xamle mooy priorité yi jamono ji moom du Grand Théâtre la nekk waaye priorité yi mooy nañu xool ba daal di def rek li nga xam ne moo di li askan bi soxla fexe
nan la ñuy def ba daal leen di génne ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñu nekk Moussa ñu dem ci beneen yéenekaay l'observateur lañ ci teg moom silence la daal di titré en rouge def l'opposition à sa plus simple expression certains partis sont restés groggy moom day wax rek ci parti yi nga xam ni ñoom doon nañ leen dégg ci li nga xam ne moo di élection présidentielle yi waaye ba élection yi jàllee ba tey rek déggatuñu leen mu mel ni ñoom jamono ji dañ leen a rayé carrément mu fësal photo ki nga xam ne rek moo di Idrissa Seck di njiital li nga xam ne moo di parti Rewmi ak Amadou Ba nekkoon fi candidat bu Benno Bokk Yaakaar Khalifa Sall Papa Djibril Fall ak nga xam ne rek moo di Karim Meïssa Wade ñoom nag ba nga xamee ni ñoom Ousmane Sonko toog nañ ci boppu réew mi ba tey dafa mel ni dañu daal di am benn silence bu ñu daal di am jëmale ko ci lépp lu ñeel wàllum politique te ñoom ñoo nekkoon ñi nga xam ne rek ñoom ñoo gënoon doon les potentiels adversaires bu Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi nga xam ne rek génn nañ ci ñoom nag jamono ji kenn déggatuñ leen loolee tax l'observateur xëy def ci ab taxaw seetlu daal di bind l'opposition à sa plus simple expression mel ni boobee mbir boom le président Macky Sall moom moo ko doon wax bii la yoon nag ñu daal di koy jox ñi nga xam ne rek ñoo di juróomi candidats yi nga xam ne ñoom la ñu fësal foofule seen ay photo ci journal bi di l'observateur ba tey ñu des ci journal boobu moom tamit wax na ci li nga xam ne rek moo di sortie bu président bu Pastef di Ousmane Sonko nekk njiital gouvernement bi jamono ji Sonko au grand théâtre il raille l'opposition menace la presse et s'offre des foudres mu ni Sonko moom jamono ji mu ngi daal di raaye ñi nga xam ne ñoo di opposition bi ak kàddu yi nga xam ne rek yëkkati na ko démb jëmale ko ci ñoom moom Ousmane Sonko nag nee na jamono ji ñoom opposition bi jàppewu leen ab opposition ndaxte ñoom daal li ñuy def rek mooy nan la ñuy xool ba gën koo jaxase ak ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye te loolee bu dee moom la ñu yaakaar moom papa yi ki nga xam ne moom moo war a jaxase Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye papaam sax juddoogul loolee doon kàddu yoo xam ne Ousmane Sonko moom moo ko daal di yëkkati waaye itam menacé li nga xam ne moo di presse bi ba pare daal di tëkku ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk jamono ji ci diwaan bu Sénégal ngir di fi def ay ñaawteef wala di jéem a luubal askan bi ba tey ci l'observateur moom tamit daan fësal ay kàddu yu Bougane Gueye Dany ba tey ak sorti Ousmane Sonko bi moom la mu xam ne rek mooy c'est pitoyable loolee doon kàddu yoo xam ne rek yëkkati na ko jëmale ko ci discours bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko démb moom Bougane Gueye Dany lam ca wax la rek mooy discours ba daal dafa pitoyable maanaam daal amul benn valeur boo xam ne rek am na ci Mamadou Ibra Kane moom tamit njiital CDEPS moom wax na ci mbir bi nga xam ne moo di mbirum Ousmane Sonko démb ak discours bi mu doon amal foofu la ca Grand Théâtre moom la mu xam rek mooy il faut des hommes d'État qui ont une vision prospective de la presse mooy dañu soxla ay hommes d'État yoo xam ne rek dañuy am benn vision boo xam ne day gën a xool na lay def ba daal di gën a ñoŋal presse bi moom Ousmane Sonko nag mel ni kàddu yi mu yëkkati démb rek ci presse bi ba tey neexul ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci wàllu woowu ñu des ba tey ci journal bi di l'Observateur moom daal dina fësal li nga xam ne rek moo di photo xale bu jigéen daal di yor ab cigarette ci loxo bi moom nag mu bind tabagisme jeune fille et cigarette l'ampleur du phénomène au Sénégal 6,9% des filles âgées entre 13 et 15 ans sont séduites par le tabac et ses produits dérivés mu mel ni nag Sénégal moom jamono ji dañuy seetlu ñi nga xam ne rek ñoom ñooy xale yu jigéen yi lu ci toll ci 6,9% toll ci fukki at ak ñett ak fukki at ak juróom di yëngu ci li nga xam ne rek moo di wàllum tuxum cigarette loolu nag doon mbir bu doy waar boo xam ne rek journal bii di l'Observateur moom daal dina ko fësal ci xët bu njëkkam ci suuf mu daal fay def benn xale bu góor moom tamit Mbodiène la daal di dëkk le corps calciné identifié à sa famille retrouvé son présumé bourreau arrêté mu mel ni kookee dañu ko daal di taal mu doon xale bu góor boobu rek di wuyoo ci turu Moustapha Dem dëkk foofule ca diwaan bu Mbodiène moom journal bii di l'Observateur daal di koy fësal mu ne nag ka nga xam ne rek daal dina def ka ñu jàpp ni moom moo daal di def mbir boobu jamono ji ñu ngi ko teg loxo ci suuf tamit mu daal fay def beneen mbir bu xaw a doy waar muy drogue boo xam ne daal nañu ko jàpp foofule ca aéroport international Blaise Diagne mu mel ni rek ba tey ji douaniers yi ñu ngi wëy di teg loxo ñi nga xam ne rek ñoo di les trafiquants de drogue jamono ji nag ñoom ñu bëggoon ko jaarale foofule ca aéroport international Blaise Diagne ñu daal leen di mujjee teg loxo Moussa ñu dem ci beneen yéenekaay muy Walf Quotidien moom tamit ba tey photo Ousmane Sonko la daal di fësal ci xët bu njëkkam moom la mu titre rek mooy Sonko veut la lumière surtout disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou décès dans des manifestations Sonko ñëwaat ci mbir bi nga xam ne moo di mbirum Didier Badji ak Fulbert Sambou ak ñi nga xam ne rek rey nañ leen ci manifestation yi Ousmane Sonko nag la mu xam ne rek mooy loolee duñu ko seetaan benn yoon te amul dara loo xam ne rek moom dina ko ci baale dinañ ci def lépp loo xam ne rek war na ci ba daal di leeral lépp loo xam ne rek moom moo daal di wékku ci mbir yooyu ak ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef yi bu ko defee ñu daal di mën a leen yoonal daal leen teg li nga xam ne rek moo di daan yi ci war Sonko vers l'abrogation de la loi d'amnistie
d'amnistie, l'affaire Prodac remise au goût du jour. mu mel ni rek loi d'amnistie bi nga xam ne laata le président Macky Sall di wàcc daal dina ko voté lu foofu la ci assemblée nationale ngir ñu daal di baale lépp loo xam ne rek moo di ñaawteef jëmale ci atum 2021 ak atum 2024 ngir ñu daal di jéggal ñi nga xam ne ñoom ñoo taqi woon ci mbir yooyu. mel ni nag Sonko moom jamono ji day wax ay wax yoo xam ne rek la muy joxe mooy dañu war a sulliwaat li nga xam ne moo di loi d'amnistie boobu noonu tegaat ko ci table ji ngir teg ay daan ñi nga xam ne ñoom ñoo def mbir boobu ak affaire Prodac bi nga xam ne rek dox na ci digganteem ak Mame Mbaye Niang mel ni Ousmane Sonko moom dafa mel ni rek daf ko bëgg a sulliwaat ngir xool nan la ñuy def ba daal di koy andiwaat ci table ji ngir mën koo yoonal. ñu dem ci beneen yéenekaay di Source A moom tamit daal dina xëy wax ci ñaari mbir. beneen bu mu ci njëkk mooy refus de banque de délivrer des lettres de garantie aux opérateurs privés endettés jusqu'au cou, retard dans la mise en place des engrais et des semences, les opérateurs se confessent. Modou Fall, président de la Fédération nationale et des opérateurs privés actifs de la commercialisation arachidière, les banques refusent les lettres de garantie car l'État nous doit 91 milliards de dettes. loolee doon mbir boo xam ne rek jamono ji ci wàllum engrais meek yooyu ci la ñuy wax ay dettes yoo xam ne rek banques yi jamono ji état bu Sénégal amel na leen ko. li ñu fësal ci journal bi nag toll ci 91 milliards de francs CFA yoo xam ne rek état bu Sénégal moom daal dina ko war a fay. loolee doon mbir boo xam ni Source A daal dina ko fësal ci suuf. mu daal di fësal li nga xam ne rek moo di photo Ousmane Sonko mu daal di téye ñaari loxo yi mel ni rek muy doon jamono ji nga xam ne moom la doon def discours bi foofu la ca Grand Théâtre. moom la mu titre nag mooy tous en danger, juges accusés de corrompus, balayage à grande échelle de la magistrature, le ministre de la Justice jeté en pâture. Le ministre de la Justice jeté en pâture les anciens dignitaires du défunt régime et journalistes menacés. mu mel ni rek moom journal bi la mu titre rek mooy jamono ji ñun ñëpp ñu ngi en danger ak Ousmane Sonko. kàddu yi nga xam ne rek daal dina ko yëkkati jëmale ko ci mbir yi nga xam ni moom la ñu tudd foofu le ca kaw muy ñi ñu accusé de corruption ak mbir yi nga xam ne rek daal dina fi am jëmale ci wàllum rey ak journalistes yi nga xam ne jamono ji ñu ngi daal di joxe ay fausses informations jëmale ko ci moom Ousmane Sonko ak ci lépp lu ñeel wàllum réew mi. moom Ousmane Sonko nag neen dinañ ci def lépp loo xam ne rek moom moo ci war te bépp magistrat boo xam ne nekkoo fi woon di def li nga xam ne rek moo di liggéey bi war dinañ la fi jëlee daal fi tekk keneen koo xam ne rek moom moo ko daal di mën a def daal dinañu cité nag ay points yu bari yoo xam ne rek moom journal bi di Source A daal dina ko xamle muy nous allons balayer tous les magistrats corrompus d'ici peu de temps pour prendre de vraies magistratures. L'Union des magistrats du Sénégal a apprécié cet attentat. Les carottes seront cuites pour ceux qui sont rendus coupables de meurtre comme les décès mystérieux de Didier Badji et de Fulbert Sambou, ainsi que la mort de tous les jeunes lors des événements de 2021 à 2023, des tortures dans les commissariats, des recrutements de nervis pour s'en prendre à d'honnêtes citoyens. loolee doon ay kàddu yoo xam ne rek Ousmane Sonko moom yëkkati na ko démb ngir assurer li nga xam ne moo di la jeunesse sénégalaise ak métit yi nga xam ne rek doon nañu leen ko teg jëmale ci lépp luy ay métital wala ay nervis yoo xam ne rek doon nañu dal seen kaw. moo Ousmane Sonko rek la moo xamle moom mooy dinañ ci def lépp lu ci yoon laaj rek ngir teg daan ñi nga xam ni ñoom ñoo doon def yooyu la mbir. ñu jàll ci beneen journal muy Direct News. moom nag dafa fësal ki nga xam ne rek moo di photo le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye muy jox loxo ki nga xam ne rek moo di le président Macky Sall. moom nag la mu xamle moom journal bi di Direct News mooy premier pas des régimes Diomaye et de Macky, des similitudes troublantes décelées par Pape Ndiogou Faye. mu mel ni rek moom Bassirou Diomaye Faye ak le président Macky Sall journal bi li mu xamle mooy dañu nduróole li nga xam ni moo di ab doxalin ci ni ñu tàmbalee seen yorug réew mi. moom ay points yu mu xamle rek ci journal bi mooy comme Macky Sall en 2012, le président Diomaye Faye est attendu sur plusieurs fronts. Aujourd'hui, le président de la République fait face à des attentes similaires et à une impatience grandissante parmi la population. Il s'agit de la réduction du coût de la vie, la bonne gouvernance ainsi que la relance économique, l'emploi des jeunes et la lutte contre la migration irrégulière. Malgré ses promesses 2 mois après son installation, il n'a pas encore mis en place des mesures concrètes visant à réduire les prix des denrées de première nécessité, contrairement à Macky Sall qui seulement en 18 jours avait réussi à instaurer des baisses significatives des prix du riz, du sucre et du gaz. Une similitude notée avec l'ancien régime où des audits avaient révélé de graves irrégularités et conduit à des poursuites judiciaires assimilables à une chasse aux sorcières ou épée de Damoclès pour certains. Le chef de l'État, aujourd'hui confronté à des critiques similaires, devra s'inspirer des leçons de 2012 pour naviguer dans les demandes urgentes de la population et éviter les erreurs du passé. Le soutien budgétaire de la France et les défis de la gouvernance du président Diomaye Faye, comme sous l'ère de
de Macky Sall, l'actuel régime menace et convoque des journalistes pour diffusion de fausses nouvelles. Loolee nag doon ay points yoo xam ne rek moom journal bii di Direct News dafa xamle rek ni le président Bassirou Diomaye Faye moom dafa nuroo ak doxalin ak ki nga xam ne rek moo di le président Macky Sall ci ni nga xam ne rek noonee la tàmbalee yore li nga xam ni moo di réewum Sénégal. ñu jàll ci beneen journal di l'info moom tamit dafa fësal ki nga xam ni moo di le président de la République Bassirou Diomaye Faye moom journal bi nag di l'info la mu titre rek mooy Diomaye sur les pas de Macky. ba tey rek day continuer ci li nga xamee ni loolee le Direct News xamle léegi muy doxalin bi nga xam ne rek noonee la le président Bassirou Diomaye Faye di doxale moom nag nee na Diomaye sur les pas de Macky ci lépp loo xam ne rek dafa jëm ci wàllum endettement. point yi nga xam ne nag daal dina ko cité mooy le Sénégal a sollicité le marché des eurobonds les 3 et 4 juin dernier pour un montant global de près de 450 milliards de francs CFA. Le président Bassirou Diomaye Faye et compagnie qui était très critique sur la prospection de Macky Sall à s'endetter ont fait recours au marché financier 2 mois seulement après leurs installations. Les nouvelles autorités ont sans doute vite compris que l'endettement est pour le moment leur seul levier de financement de leur politique. Ayant hérité d'une situation financière catastrophique, le nouveau régime est d'autant plus contraint à s'endetter qu'il doit vite trouver des ressources pour répondre aux attentes des populations qui ne lui laissent aucune période de grâce. La dette du Sénégal va continuer de gonfler en attendant le début de la commercialisation du pétrole et du gaz. L'endettement n'est pas mauvais car il a permis au Sénégal de se doter d'infrastructures modernes et impactant terre, BRT, autoroute, stade et université. mel ni rek loolee ay bor la yoo xam ne rek journal bi di l'info moom daal dina ko fësal jëmale que ni le président Bassirou Diomaye Faye moom dafa nekk jamono ji ci ay paawu le président Macky Sall jëmale ci lépp loo xam ne rek moo di lépp pour xool rek nan la ñu def ba daal di fësal daal di gën a ñongal li nga xam ne rek moo di situation bu sénégalais yi. Moussa ñu jàll ci beneen journal di lii quotidien moom tamit dafa fësal photo ki nga xam ne rek moo di le premier ministre Ousmane Sonko. moom nag la mu daal di titre rek mooy Ousmane Sonko un premier ministre trop bavard. loolee di titre boo xam ne rek lii quotidien moom moo ko daal di xëy titré des discours populistes et démagogiques maanaam ay discours yoo xam ne rek day woote lépp lu jëm ci wàllum populisme ak lépp lu jëm rek ci wàllum incitation. Sonko parle trop et met mal à l'aise son ministre de la justice Ousmane Diagne. Dossier Prodac, Ousmane Sonko ne digère toujours pas son élimination de la présidentielle. loolee doon ay points yoo xam ne rek kile di lii quotidien du journal bi moom daal dina ko fësal jëmale ci li nga xam ne rek moom moo di Ousmane Sonko. moom nag la mu xam ne rek mooy Ousmane Sonko dafa nekk benn ministre boo xam ne rek la muy wax dafa bari trop. ñu jëm ba tey ci journal bi di lii quotidien moom dafa fësal photo ki nga xam ne rek moo di Babacar Dione. commentaire Ousmane Sonko un anti-presse, des menaces encore, des menaces toujours, des menaces. loolee doon ba tey ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekk ci wàllum tasum xibaar mi ba tey rek di naqarul li nga xam ne moom Ousmane Sonko daal di wax démb jëmale ko ci li nga xam ne rek moo di presse bi. ñoom nag la ñu ko jàppe rek mooy ay menaces la yoo xam ni Ousmane Sonko jamono ji da koy def jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoo di la presse sénégalaise. ñu jàll ci beneen journal l'informateur moom dafa ñëw ci li nga xam ne rek ba tey moo di discours Ousmane Sonko. moom nag la moo xam ne rek mooy au lieu des attaques ciblées contre la presse sénégalaise, la priorité c'est la baisse des prix. loolee mel ni ba tey taskatu xibaar yi ñoom ñooy wax rek ak ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko jëmale ci kàddu yi nga xam ne rek daal dina ko yëkkati jëmale ko ci ñi nga xam ni ñoo di taskatu xibaar yi. ñoom nag la ñu xam ne rek mooy au lieu que ñuy ciblé ñi nga xam ni ñoo di la presse sénégalaise, dañu war a def rek mooy xool na la ñu def ba daal di wàññi li nga xam ni moo di njëgu ko dundu gi fii la ci biir Sénégal. étranglés par les factures d'électricité, les ménages pour la plupart sous perfusion des pensions des retraités vivent la hantise des moutons de Tabaski. C'est ça l'urgence et non les médias. moom nag Ousmane Sonko kàddu yi mu yëkkati démb mel ni mu ngi ko commencé wax xat ndaxte presse bi ñëpp daal dinañu acharné wu ci kawam di ko wax rek ni jamono ji jafe-jafe askan bi moom moo ëpp priorité que muy menacé ñi nga xam ne rek ñoo di presse sénégalaise. ñu jàll ci beneen journal di la Dépêche. Sonko avertit les nouveaux dirigeants, les incompétents seront limogés, les voleurs emprisonnés. mel ni Ousmane Sonko yemul ci ñi nga xam ne rek ñoo di presse bi waaye wax na itam ñi nga xam ne rek ñoom la daal di teg ci ñi nga xam ni ñoo di gouvernement bu yees bi. moom Ousmane Sonko nag la mu leen xam ne rek mooy jox na leen benn
benn avertissement di wax rek ni képp koo xam ni mënoo def liggéey bi nga xam ne rek dénk nañu la ko dinañ la daal di dàq teg fa keneen waaye itam képp koo xam ne rek daal di nga sàcc alalu askan bi amul Pastef nga bokk amul ci gouvernement bu bees bi nga bokk dinañ la daal di dugal ci li nga xam ne rek moo di kaso bi comme ni ñu koy defee jamono ji ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon alalu askan bi daal di koy luubal moom Ousmane Sonko nag la mu xam la rek moom mooy dina leen teg ay daan yoo xam ne rek képp koo xam ne defoo li la ci war wala sàcc nga alalu askan bi ñu daal di koy teg sa kaw teg fi keneen ki nga xam ni moom moo ko daal di mën a def Moussa ñuy jàll ci beneen journal di Vox Populi moom tamit ba tey rek mu ngi wax ci mbirum Ousmane Sonko comme ni ko ñeneen ñi waxee moom nag la mu titre rek mooy grand théâtre show politique du show Sonko le président du PASTEF Sonko tire encore sur l'opposition la presse et les magistrats mel ni rek moom dafa ñëw ci li nga xam ne rek moom la journaux yu bari rek xëy fësal jëmale ci discours bi nga xam ni Ousmane Sonko doon na ko amal démb foofu la ca grand théâtre jàkkaarloo ci ak ñi nga xam ne rek ñoo di ndaw ñi moom nag la mu xam ne rek comme ni ko ñeneen ñi xamlee mooy Ousmane Sonko moom dafa daal di tirer ci ñi nga xam ne ñoo di opposition bi presse bi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ŋànk wàllum yoon file ci biir Sénégal ñu des ba tey ci journal bi di Vox Populi moom ci ndeyjoor bi mu ngi fësal ñi nga xam ne rek ñoo di ànd gësëm ñoom nag la mu xam ne rek mooy ànd gësëm refuse de fumer le joint de la paix avec les Asiar loolee la daal di fësal jëmale ci lépp loo xam ne rek moo di réformer ci lépp lu jëm wàllum cannabis wàllum maanaam daal sinébar gi file ci biir Sénégal ñuy xool na la ñu def ba gën koo allégé loolee nag mel ni ñoom neexu leen benn yoon ñu tax ñu ciy génn rek di refuser ngir tuux juin bi nga xam ne rek moom daal dinañu ko jéem a def ci wàllum jàmm jëmale ci lépp loo xam ne rek moo ñeel wàllum sinébar fii la ci biir Sénégal surtout loolu nga xam ne moo di chanvre indien bi nga xam ne rek ñu ngi xool nan la ñuy def rek ba daal ci andi ay coppite ñoom nag dafa mel ni rek dañu ko daal di bañ ba tëdd ci naaj bi tax ñu sol ay yëre yu xonk ngir daal di naqarlu mbir boobule xam naa nañ ci gën a ñëwaat ci yeneen jotaay Moussa ñu jàll ci beneen yéenekaay di point actu Sonko lance une 60aine d'audits sort l'affaire Mame Mbaye Niang et menace la presse loolee doon ay mbir yoo xam ne rek Ousmane Sonko moom démb day ñeel lépp lu jëm ci conférence bi nga xam ne doon na ko def jëmale ci li nga xam ne rek moo di discours ba mu doon def xool nan la ñuy def ba andi apport jëmale ci wàllum jeunesse fii ci biir Sénégal mel ni nag moom cité na ci ay mbir yu bëree bëri le rapport du PRODAC qu'on a dissimulé et désormais sur ma table loolee rek doon ay kàddu yoo xam ne Ousmane Sonko moom moo ko daal di yëkkati ils ont détruit le pays en 12 ans et veulent que nous le réparions en 2 mois mu ne nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fi nekkoon njiit fi la ci biir Sénégal fukki at ak ñaar yi ñu fi toog dañu daal di yàq réew mi ba pare bëgg ñoo jaxase ak askan bi bëgg ñu defar lépp li nga xam ne rek moom moo fi yàqu ci ñaari weer tous les rapports seront traités après un coup de balai dans la justice mu ne lépp nag lu fi ñeel wàllum rapport moom dinañ ko daal di teg ci table ci daal ko yóbbu fi nga xam ne rek moo di ci justice bu ko defee ñu def ci li nga xam ne moom moo ci war c'est criminel de pardonner à des gens qui ont tué puis jeté Didier Badji et Fulbert Sambou en mer mu ne ñoom nag bu ñu toogee daal di noppi ci li nga xam ne rek moo di wàllum Didier Badji ak Fulbert Sambou dafay mel ni ñoom Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ay criminel lañ donc nañ ci def lépp loo xam ne rek moom moo ci daal di war bu ko defee ñu daal ci yoonal li nga xam ne rek moom moo ci war Moussa ñu jeexale ak journal bi nga xam ne rek moo di Stades ñu jeexale ak journal bi nga xam ne moo di Stades moom mu ñëw ci li nga xam ne rek moo di les Lions du Sénégal yi nga xam ne doon nañ jàkkaarloo démb ak réew mi di Mauritanie ñoom gaynde yi nag mujjee am ndam ci li nga xam ne rek moo di match boobu difficilement les Lions sauvés par Mendy et Diallo mel ni ñoom ñaar daal ñoo daal di ŋànk li nga xam ne moo di match bi doon am démb ci Sénégal ak Mauritanie ki la di Mendy di gardien bi moom moo daal di sauvé bal yi nga xam ne moom moo waroon dugg Diallo daal di mujjee yër li nga xam ne rek moo di camp yi tax Sénégal daal di am ndam ci kaw Mauritanie donc foofu la ñuy tëjee bi la jotaayu yéenekaay di leen jox di daje suba incha allah ci beneen jotaay Ndeya xam naa mbir bi yàgg na. jaajëfal nañ la cant ak gërëm ñeel la xam naa ne.